moo fi teew Cheikh Diop Cheikh si wàllu xibaar Cheikh na nga def. maa ngi fii Bap maa ngi lay siyaar bu wér a wér. alors lan la ñu war a mën a jàpp ci li gën a fës tey jii ci réew mi. li gën a fës ci xibaar yi lii la lépp nag daañu ko jukki ginnaaw bàkk bi. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës dina bokk ci tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñetti doomi aadama daal dañuy toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken mbokk yi itam jàpp leen ne nag jamono yi téeméer ak fukk ak ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo jot a faatu ci wile mbas ñeent fukk ak juróom benn cas positif la ñu am niki démb fukk ak juróom-ñeent ci ñoom nag di ay cas contact mu mel ni nag doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy faatu ci mbas mi ca diwaan bu Sikicoor nag jamono yi ñoom itam ña ngay gën di bari mu mel ni lu ni mel nag daal di weesu li nga xam ne moom moo di moyenne nationale bi ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk kër docteur ca wowle diwaan nag di ñaawlu bu baax a baax lu ni mel waaye itam di dànkaafu askan wi ci la jotaayu xibaar di ngeen dégg ki nga xam ne moom moo di médecin chef bu Sikicoor di docteur Maodo Malick Diop bi la feebar bokk na ci ñi mu gën a yàpp di mag ñi ndax ku nekk xam na ne ñoom ñooñee nag dañuy faral di wéyee ak yeneen i doomu jàngoro yu bokkut ak jàngoroy coronavirus ba tax itam ñu daal def ab taxaw seetlu fexe kéem kàttan nan la ñuy def ngir rek aar ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi nekk ci makkaan gi caxatee yi nga xam ne daal nañ koy def ci kërub tasuk xibaar bi di nag les échos nag kuréel wi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nag way taskatu xibaar yi jamono yi ñoom ñoo manko doon benn say li ñu bëgg du dara rek lu dul rek yoon daal di def ci liggéeyam ci mbir mu ni mel ba tax itam dootu ñu ko doon seetlu mbokk yi xam ngeen ne marché Sandaga daal di ñuy tocc li nga xam ne moom moo di cantine yi ba tax itam suñu ay ndaw ni ngi tey ji ci suba nag dellu ca barab ba nga xam ne moom lañ leen toxal nag di champ de course bokk na ci commerçant yi nag jamono yi li ñu joytu moom moo di yooyu les cantines ñu leen jox dafa xat waaye itam barab ba nga xam ne fa lañ nekk jamono yi nag ruqe lool ba tax itam yenn ci ay client nag daañu tayal ngir rek dem foofu le mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu daañu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal ñetti doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi jamono yi nag jàpp leen ne téeméer ak fukk ak ñeent ci ay doomi aadama jot nañoo ñàkk seen bakken ci jàngoro ji di coronavirus nag ñeent fukk ak juróom benn cas la ñu am nag ñoom ñoo ci jot a am li nga xam ne moom moo di mbas mi ni ki démb fukk ak juróom-ñeent ci ñoom nag di ay cas contact ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee du ñàkk itam daañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo mbas mi ak tolluwaayam ca diwaan bu Sikicoor mu mel ni nag ña fay ñàkk seen bakken saa su nekk day gën di bari ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk ko docteur ca woowu le diwaan nag di artu askan wi ngir rek ñu gën a jàjju fexe noo xamante ni dañuy rek daal di daan wile mbas dañuy teewlu médecin chef ba fa Babacar Diassi ak Lamine Mandia ñoom ñoo taataan ay kàddoom. tool ni man li ma gis dalul xel ak ni situation bi di évoluer réellement au niveau de la région ak ni population yi jàppee feebar bi bon man vraiment xaw na ma tiital tuuti parce que bu leen bëggee jox quelques chiffres fi ñu toll na ci région yi moom laa la expliqué léegi boo jëlee 15 décès si 262 cas daf lay jox benn 5% pratiquement de mortalité te boo xoolee niveau national bi ñuy wax nii actuellement ba démb en tout cas ñu ngi ci 10 344 cas ci 10 344 cas yooyu amoon nañu ci 209 décès boobu aussi boo xoolee rapport bi da lay jox ay 2% donc foofu sax mën nañu ne boo xoolee kon Ziguinchor dafa mel na que fii la affaire bi gën a tare fii tar na fi lool donc mu doon situation boo xamante ni si daal bu doy waar la boo xamante ni si boo xoolee aussi population yi ni ñuy comporté woo vraiment day doon loo xamante ne si lu kenn mënul expliquer la parce que mënuñu wax ne actuellement sensibilisation amul ay émission moom dañ cey def ba finalement amatuñu sax lu ñu wax bon léegi aussi ñu doon changer stratégie di jéem a impliqué jeunes yi di jéem a impliqué population bi engagement communautaire boobu pour que ñoom ñu gën a porter xeex bi. mbas mi ku nekk xam na ne mbokk yi ñi mu gën a sonal bokk na ci mag ñi ndax ñoom itam yenn saa yi dañuy faral di wéyee ak yenn ci ay doomi jàngoro ba tax itam ñu def ab taxaw seetlu ana nan la ñuy def ngir rek daal di fexe aar suñu bopp waaye itam aar ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag yi nga xam ne yenn saa yi dañuy faral di des
ci makkaan yi nan la ñuy def rek ba du ñu indi doomu jàngoro ji di coronavirus ba tax itam suñu ay ndaw séq ak waxtaan ak ki nga xam ne moom moo di Mamadou Komé moom mooy chef bu service gériatrie nag bu CMU bu hôpital bu Fann Ibou Diouf ak Diafara Ba ñoom ñoo sekkoon ak ñoom waxtaan ñu seetaan. mbas mu bon bii di coronavirus wër di lëm 1 2 3 mbas mu bon mii di coronavirus wéy di lëmbe ci àdduna wërngal këpp ñu ne nag ci xeex boobule feebar ñi nga xamante ne ñoo gën a féete mag ñoom la gën a sonal ba tax na service gériatrie di pàcc bu ñu leen jagleel te l'hôpital ñu ne ñu ngi def kem kattan ngir taxawu leen. mbas mi gaa mag ñi la gën a sonal mag ñi la gën a lëjël mag ñi la gën a sonal ndax mag nit ki buy jëm mag kaaraangeem gi mu nekk ci yaram bi mooy soldat yi nekk ci yaram bi di xeex jàngoro dañuy néew doole. surtout que bu feebar bi ñëwee bu ko bettee da koy ëpp doole rax ci doole aussi yaram mi gàddaam yu bëri dañuy néew doole. ci wàllu prévention bi wala xeex lii di coronavirus ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wërgu-yaram ñu ne nag faw ñu saxoo digle yi wéyal tamit jokkalante bi ci boobu la fan. seetlu nañ ko ne feebar bi buñ ko teelee faj ci mag day wér mais teel a fekk bi aussi mooy ci ayu bés bi bu duggee rek ñu faj ko gaaw feebar bi fi ñu toll ñu bëri dañuy nëbb seen feebar dañuy commencé grippe am yenn affaire di nëbbatu ba bu ñu demee ba am fukki fan ak juróom benn fukki fan ak benn c'est trop tard. recherche yi wane nañ rek ne mag yi ñoo gën a sonn ci boobu la feebar ba tax na nag ñu war leen aar ci loole nag ñu ngi sàkku ci askan wi rawatina ñu gën a féete ndaw ñu faral di fonk lii di masque. mais dama lay wax ne ku ci am sa waajur boo bëgg war nga moytu ñaar war nga moytu naqar bu ànd ak gàcce naqar bi gàcce bi mooy nga xam ne mbas mi yaa ko jox sa waajur naqar bi mooy nga ñàkk ko donc ku ci fonk sa waajur ku ci bëgg sa waajur jël sa waajur yóbbu ko màkk baax neex na lor waaye fexe ba mu dund moo dàq. ci jamono ji nga xam ne nag virus bi mu ngi wéy di lëmbe ci àdduna wërngal këpp ñii di waa gériatrie ak gérontologie di pàcc yoo xam ne dañ leen jagleel mag yi foofe ca l'hôpital ñu ngi def kem kàttan ngir fexe ba ñooñee mën a mucc ci bile mbas. Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la waaye itam dañuy des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram moom di nag coordonnateur bu cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice nag moom mooy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu wax dëggi-dëggi lan moo làmboo rek ci wile tawat ñoom ñooñu nag doon amal ab doxu ñaxtu ni ki tey ji ci suba bokk nañu jox leen seen ak seen yelleef waaye itam xoolaat bu baax a baax seen ak nekkin ci barabu liggéeykaay yi Fat Bintou Konté ak Diafara Ba teewoon nañ boobule doxu ñaxtu ñu seetaan reportage. dafa jot nag ñu wax dëgg gi li jëm ci wàllu évolution pandémie bi di coronavirus fii ci Sénégal Cheikh Seck mi nga xam ne moom moo jiite syndicat des travailleurs de la santé pour une justice sociale mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum nag lim gi état di joxe dara du ci dëgg. parce que li ñu lay wax tey ci chiffres yi ñuy wax xam nga tey bu njëkk dañ ne woon dañuy traiter les cas contacts et les cas asymptomatiques bi ñuy traiter cas asymptomatiques bi ñu leen jëlee hospitalisé ñi nga xam ne hospitalisé woon nañu nga xam ne amuñu symptôme ah il constituait 60 à 70%. mais léegi dañ ni léegi duñ testé cas asymptomatique yi léegi ñi nga xam ne dañoo feebar la ñuy testé or ñu testé li ñuy feebar ñaata la ñuy doon ay 100 ça veut dire que tu multiplies par 7 tu auras le vrai chiffre ñun xam nañ ci dara ñun ñoo nekk ci poste de santé ñun ñoo nekk ci centre de santé yi nit ñaa ngi feebar toog ci biir kër yi la plupart morts yi ngay dégg sax ay gars yu toog seen kër la ba situation bi carabiner ñu yóbbu leen hôpital bu ñuy egsi rek pratiquement c'est trop tard loolu mooy situation bi waxuñu dëgg nit ñi. ci wàllum déroulement plan d'action bi nga xam ne moom la taxawal ñoom agent santé yooyee bokk ci syndicat am dañoo fas yéene à partir de 31 août mooy bu weer bi deewee ñu retenir li nga xam ne moom moo di bépp information sanitaire. li ci des mooy rétention d'information boobu à partir 31 août dinañ ko appliquer mooy bépp lu information yoo xam ne war nañ ñëw war a wàcc dootuñu ko jox. Cheikh Seck ak i naataangoom dañoo jàpp ne système sanitaire bi ci Sénégal ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey kenn joxu leen gëdd. tey jii li jëm ci régime indemnitaire ñun dong ñooy nekk dans le secteur de la fonction publique ñoo xam ni amuñu indemnité de logement mais nan la ñu mën a gëmloo ni Sénégalais yi naan budget bi mi ngi yokku c'est-à-dire 2012 120 milliards la actuellement ñu ngi ci 200 milliards te 200 milliards yooyu ca la nga ko war a investir ko kan moo lekk xaalis bi. tey nag ñu génnoo ci mbeddu Ndakaar yu dox fii nga xam ne moom mooy ministère de la santé ngir ñu mun leen a déglu it seen i mbébét.
Fatou Bintou Konté cant ak ngërëm ñoo la mbokk yi dañuy wax ci leneen ci tiis wi nga xam ne moom lañ yeewoo démb ak léegi di dëddug àdduna ak góor gu baax di xalifa bu Medina Baye nag mu mel ni ba tey li nga xam ne moom moo di seede yi mi ngi wëy nag di tegu ci rek ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo bile nag ab américain la woo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Hanif Abdou Rahman kile nag di taalibe Baye ak kan li mu xamle moom moo di góor gi fi dëddoo ku baax la woon waaye tam ko fonkoon li nga xam ne moom moo di alxuraanul karim ñu teewlu ay kàddoom. Imam Hanif Abdou Rahman from America, the city of Detroit. maa ngi wuyoo Hanif Abdou Rahman di américain dëkk fa ñu naan Détroit ma jiite fa ab mosquée taalibe Cheikh Hassan Cissé laa woon tey may feddali sama njébbal kii di Cheikh Mahi Niass. dund naa Sénégal ñaar fukki at ak benn jàngee fi alquran Cheikh Ahmed Tidiane Niass demam lu ma metti la ñàkk nañu ko mag jiit mu mat waaye ñu xam ni rek fu ñu yàlla jëlalee joxaat ñu keneen ci bëgg-bëgg yàlla la ñuy ganesee àdduna noonu it la ñuy génnee àdduna noonu la ko sunu borom nammee muy sunnaam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ku sax ci sunu xol la. fële ca Amérique jullit yi rawatina tijaan yi naqarlu nañu lool demam bi te di ko ñaanal ñu bëri si ñoom sax bëggoon nañu fekkee rob bi ci Medina Baye waaye nag tëjum frontière yi du yombal li ni mel donte sax duñu mën a ñëw ku ne fa nga ne mën nga faatoo di ko ñaanal ñu organiser ay cérémonie di ko fàttalikoo jëmm ji fi jóge. mbokk yi Daniel Diouf moom moo ñu tekkil yooyu la kàddu keneen koo xamante ni itam daal dina yëkkati ay seede daal di tekk ci jëmm jooje nga xam ne moom moo fi dëddoo di imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé moom moomee nag moom moo yor kàdduk Medina Baye ñu teewlu ay kàddoom. sëriñ bi jullit la moom tim jullit la ci jikko ci wax ci jëf ci lewet ci yaatu ci tabe ci kersa ci mbaax te loolu yëpp dara tumuranke wu ci ndax mbir bu jugee fa mu war a jugee na foofu mel rek noonu la war a mel doomi Cheikh Ibrahima la dëgg-dëgg ci rooxo ak ci yaram ndax bu ma waxee ci rooxo mooy ne taalibi la comme yeneen taalibi yi bu gannaaw bu ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañuy wax alhamdulilah ndax yàlla moo ñu ko mayoon moo ko jël te lim jël moo ko moom li fi des it moo ko moom bu ko neexoon mu jël lépp bu jëlee leen loo xam ne dëgg-dëgg bàyyi na ko mu dund ci lislaam juróom-ñeent fukki at yoo xam ne lépp ci def lu baax la ci topp ndigal yàlla ci jubale ci jub ci jàngale ci xamale ci dimbale way néew ji doole yi kooku bu demee danañ xol yi dana métti gannaaw loolu ñu ngi dénk rek nit ñëpp rawatina ci bés yi nga xam ne bés yi dajee la te ñu ngi ci jamono joo xam ne dëgg-dëgg àddina yëpp liñ dénkaane mooy nuñ mën a néewal daje yi ñi def ko am na yoo xam ne mënta ñàkk il faut mu am dañ dajee ndax koo xam ne boo teewee dëjëm yaa ngi ci yaakaaree amee ci mbaxam yàlla loolu jullit ci li muy njëkkalante la waaye comme nag am na àddina bi tey li nga xam ne docteur yi li ñuy dénkaane ci moytandiku. ñu ñaan sunu borom subhaanahu wa taala daal di yokk ay leeram mbokk yi jàppaleen yi nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadul Mahi Niass jamono yi moom moo ko wuutu ci li nga xam ne rek moom moo di jal bi. ñu wax ci leneen mbokk yi boobaak léegi gis ngeen ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yeeg yu ni mel nag caxatee bi nga xam ne moom lañ caxatee kërub taskatu xibaar bii di nag les échos kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb way taskatu xibaar yi nag ñoom ñoo manko doon wenn say di ñaawlu bu baax a baax lu ni mel te itam di sàkku rek yoon daal di def liggéeyam du ñu sori dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Lissa Faye Modou Fall ak Mbaye Diouf ñoom ñoo taataan ay kàddoom teew ngir soutenir suñu confrère yi nga xam ne ñoo nekk journal Les Échos ak journal en ligne mi nga xam ne mooy Jotaay et ñaawlu aussi li nga xam te ne moo fi jot a am démb muy ay nit ay samba boy yoo xam ne xamuñ fu ñu jógee ñëw
yàqate lépp lu fi nekkoon ci matériel buñ doon liggéeyee. ba tey jamono ji tey boo duggee ci biir rédaction bi nga dugg ci salle de montage bi amatul benn machine boo xam te ne mën lañ ko jëfandikoo pour génne journal et loolu noonu dañ yaakaaroon ne xewwi na dootul amati ci Sénégal waaye malheureusement gis nañ fi kat ay nit ñoo xam te ne dañ xamuñu ku leen ngemb ñëw ñu def ko ba tax na kuréel yi nga xam te ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci presse bi yëpp muy coordination des associations de presse dañuy ñaan nguur gi ñu am taxawaay gu mat pour sécurité journalistes yi et loolu it mu def ko farata ba nga xamante ne këru yëglekaay yi kenn dootul xalaatati ëllëg di fa yónni ay samba boy ñu ñëw di yàq wala di gaañ nit wala di xoqatal ay nit ndaxte li fi xew démb lu jara ñaawlu la et wax dëgg fa yàlla nekk na loo xamante ne mënuñu ko natt ba tax na nag ñi ngi ñaan aussi gouvernement bi pour sécurité pour gën a mën a sécuriser profession bi li nga xamante ne mooy jotoon nañ ko naal ba pare mu jëm ci code de la presse bi muy texte réglementaire bi ñu dimbali ñu def li nga xamante ne moo ci war ba nga xamante ne code bi nañ ko mën a jëmmal. mbokk yi xam ngeen ne commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca marché bu Sandaga daal nañ leen di toxal ca champ de course lu mel nag tax na ginnaaw itam ba ñu fa demee suñu ay ndaw nag dem fa daal di xool commerçant yooyu ne nan rek la ñu toogee bokk na ci li ñuy ñaawlu mu di cantine yi nga xam ne jox nañ leen ko dafa xat barab ba ñu nekk itam dafa ruqe ba tax itam ñenn ci ay client daañu tayal ngir rek dem fa Pape Fara Ñing ak Pape Sangone Mbaye ñoom ñoo fa àndoon ñu seetaan. Cheikh Nia ak ñenn ci naataangoom tàmbale nañu di installer seeni bagage naam sax li nu mel neexu leen commerçant yi di ñaawlu ne yenn cantine yi doonoo xat lool ñu bëri ci ñoom seen bagage yëpp mënuñu leen dugal. toxo bi metti na lool parce que sama bagage yi si ëpp ñëwul sama bagage yi ëpp dama ko bàyyi à la maison ñëwul parce que lépp bu ñëwee di fi xaj man 4 employés laa am ñuy liggéey ma leen di fay à la fin du mois léegi damay obligé ñaari ma teg leen si touche bi. yéen boole ko xale nii c'est pas un travail vraiment sérieux yow boo ñëwee fekk nit ku am 2 mètres et quelque Sandaga nga d'accord nga wax ak moom ba juboo nga ñëw bindal ko ne ko demal boo demee yaa jor numéro nangam mu ñëw gis numéro nangam boo xam ni xam nga lii du magasin lii waru ci sugal sax nit. nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk am na ñoo xam ne dañoo dellu seen dëkk pour eggali feet tabaski gi mais am nañ ñu bëri ñëw nañ pour jéem a installé. su dee sax nee nañ site bi niñ ko defee baax na waaye commerçant yi nee nañ fii di centre de course dafa jafe pour nga mun fee ñëw. jafe-jafe bi rek mooy fii mu placé moo dul place milieu boo xam ne du milieu marché waaw du milieu marché parce que milieu placé boo xam ne neexut a ñëw ba fi ñëw itam pour dem génn fi itam pour demaat day metti fii après nag dañ koy defar ba nga xamante ni ku ñëw di nga am amour dugg ci biir régler say affaire quoi parce que après dina rafet dina set. à part li nga xam ne cantine yu bëri dañoo xat comme sama bos bi nu mu xatee cantine site bi moom vraiment nekk na site boo xam ne nuru na loo xam ne dina neex a liggéey. fi mu toll nii bañ fa demee dañoo fekk ñu installé gisuñu benn client ñoom jaaykat yi lu ñu bëgg mooy état jàppale leen ci wàllu promotion ba nit ñi xam bi le bërëb. dimbali ñu itam ci annonce publicité yi yooyu doonoo ñu comme RFM TFM nit ñi di seetaan ñun site bi nga xam ne mu ñu fi indi nañu publicité bu baax xam ne xel ku daan ñëw Sandaga léegi jaaykat yi ña nga centre de course. waaw clients yi moom ñëwagul xam naa ne il faut que ñu ànd ak patience parce que fi mu nekk nii xam naa ne fii ak quelques mois clients yi mais suñ commencé liggéey bi rek xam nañ ne clients yi moom incha allah dinañ ñëw. suñu sukkandikoo ci responsable yi 383 commerçant yi nga xam ne bindoon nañ leen ku ci ne jox nañ la sa caabi cantine yëpp ñu daal ci def numéro bind ci turu ki ko moom ñu jàpp ne fii ak ay fan yu néew clients yi dinañ ñëw ci bërëb bi tàmbali njënd meeg njaay mi. ki ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo fi xewoon di yokkuk forfait Illimix yi nag ba tax itam askan wi daal di koy ñaawlu ci anam bu nekk nag ci réseaux sociaux yeeg yu ni mel tey ji nag Sonatel Orange daal dinay indi ay leeral ci mbir mu ni mel daal di raxas ay yoxoom ba mu set daal nay wax an lan moo waral mu def lu ni mel dañ ci teewlu ki nga xam ne moom moo di El Hadji Cheikh Gaye moom mooy chef bu département marketing mobile Fatima Touré ak Gervais Yawo ñoom ñoo taataan ay kàddoom. maanaam dañu am ñu jàpp ni Orange dafa yokk ay tarifam alors que li ñu def du yokkute dañoo changé
fasinu façon bi nga xamante ni clients yi moom la ñu doon utiliser sunu ay offre li tax ñu def ko tamit dañu jàpp ni contexte Covid bi ñu nekk dañu war a apporter ay tarif yu gën a wàcc sunu clients yi bu ñu xoolee client bi nga xamante ni moo ci ëpp solo mooy client bi jël Illimix 500 francs chaque jour client boobu tey mu ngi ñu doon fay 500 par jour mais ci internet 20 émo la am 200 émo la amoon ci offre bu bees bi ak gamme bu bees bi yokk nañ ko ba 300 émo loolu day tolloog lu toll ni 100 francs bu nekk ci njëgam ñu wàññil ko ci fanweer ak ñett ñu jël tamit beneen type client bu nga xamante ni dañu doon fay 1000 francs bis bu yàlla sàkk pour am internet ñu xam ni contexte Covid bi ñu toll di jël client di ko fayloo 1000 francs bis bu nekk am na lu ko gën pour dimbali ko mu mën a moom it xaw a oyof ci yan bi nga xamante ni contexte bi ñu toll ñun ñëpp gis nañ ni ku nekk am nga ko ci sa kaw ay mbagg muy lan muy ñu jox ko benn offre boo xamante ni semaine ci diiru juróom-ñaari fan 1300 francs lay fay ci 1300 yooyu dina am li mu soxla ci minutes yu koy permettre mu woote ak ci internet bi koy permettre également mu def ay besoins de connexion ñu xool ni aussi am na ñoo xam ni dañ ne Illimix 5900 bi ñu dindi daf leen gënaloon ñu wax ñooñu ne Illimix 5900 boobu li ñu indi daf leen a gën a yombal la ñu amoon ndax léegi ci 5200 maanaam junni ak ñeent fukki dërëm mën ngaa am la nga doon am ci 5900 maanaam junni ak téeméer ak juróom ñetti fukk. suñu mbokk chrétien yi nag daal li ñuy wuyu bu baax a baax wooteeg ki nga xam ne moom moo di Pape François ci li nga xam ne moom moo di fonk li nga xam ne rek moom moo di alam gi waaye itam jëmbat ay garab li nga xam ne moom moo di cérémonie de lancement bi nag ñu ngi ko amal niki démb dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di abbé Clément Tadé Ndiaye nag Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoom ñoo taataan ay kàddoom. baykat ak sàmmkat yu nekkee ci commune Nguéniène nee nañu ñett bëgguñu li ñu joxe ñetti téeméer ak juróom fukki hectare waa Prodimel. ñun ñëpp ku fi ne xam na ne nag moo fi njëriñ ak mbéy ak samakat boo fi gis day béy waaye ci desitu nag yooyu nag la ñuy béy ñi amul nag itam ci desitu nag yooyu fii ñu samee nag yi fa la ñu war a béy waaye bu fekkee léegi commune Nguéniène yëpp jël nañ ko jox ko tubaab yi ñu ñag ko xaw ma ndax waa Nguéniène dañuy toxu li ci gën a naqar yëpp nag il faut desit war a am nag boo ko toxalee da nga koy teg bërëb loi moo ko wax du condition pour que maanaam dañ leen koy ñaan loi moo ko wax. projet Prodimel bi nag ay suufu bala buggu njéemaan ak ngol naa la ñu daal di jël kenn ci conseillers yi sax di ñaawlu jamono jooju waxtaanuñu ak askan wi. ba ñuy commencé def ay délibération ci ay centaine d'hectares ci yoo xam ne borom bi présenté projet ci la leen wax da ngeen di ànd. ñu jégalu mbokk yi du élément bi nga xam ne moom lañ leen bëggoon a digtal waaye tam du ñàkk rek bi ñu leen bëggoon a jox di ngeen ko am ci jotaayu xibaar yi ci kàllaamay français ñu woyal yi la jotaayu xibaar ci kàllaamay Kocc lu tollook fukk ak ñett ci ay village yoo xamante ni ñu ngi nekk ci commune bu Ngoy nag ñoom ñoo am ay jafe-jafe bari na waaye li nga xam ne moom moo ci gën a fës nag bokk na ci ñàkk ndox mi ba tax itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo di yëglu ngir rek ñu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ñu teewlu suñu ndaw la nga xam ne moom lañ yebal ca woowule diwaan Babacar Diouf Ndonga Ndiaye ñoom ñoo ñu fa teewal. amuñu ndox. courant waxi noppi poste de santé bi nga xam ne moom moo fi nekk ci ñàkk garab la dëkk askan wi nga xam ne ñoom ñooy yooyoo ci zone Mbayar ci département bu Bambey nee nañ dafa mel ni dañ leen a fàtte ne bokk nañ ci réew mi ba tax lu jóg duñ leen ci boole. zone Mbayar tey jii nii dafa mel ni dañoo fàtte wax ne zone bi ñàkk na ndox ñàkk na électricité ñàkk na tamit ay établissement scolaire pour que tamit ñu mën a régler problème ndoxu zone Mbayar tey jii nii dañuy réclamer un forage. ci zone bi nga xamante ni digganteem ak route nationale numéro 3 taxul mu sore lool ñi yëngatu ci kër docteur ci poste de santé bi nga xam ne moo fi nekk mënuñoo denc garab yi ñu yor. ñàkk électricité boobu noonu daf ñoo poser problème ci poste de santé bi poste de santé bi tey boo fa amee ay médicaments doo leen mën a conserver te bu ñu fa yàggee day yàqu. ci conférence de presse bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci Gurgureen askan wi yeewoo ci zone Mbayar ci département bu Bambey nee nañ tamit bëgg nañ ñu tabaxal leen benn CEM ba tax seen doom yi dootuñu bàyyi jàng. amuñu CEM donc bu ñu amee entrée en sixième on est obligé ñu dem Caxar Ngoy wala Ngoye donc ci loolu noonu nag am na ñoo xam ne duñ bëgg a bàyyi seen doom yi ñu génn seen kër di dem. ci yeneen kër yi bu mettee wala ñuy dox diggante fii ak Caxar bu mettee xale yi dañuy bàyyi jàng. askan wi yëkkati beneen jafe-jafe mu di càccam jur gi nga xamante ni nee nañ daal sonal na leen ci seen gox bi.
Babacar Diouf cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi foofee la ñuy yem daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi léegi léegi ak Chérif Diop ci xibaar.